salaamaaleykum waa RF maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant. tey invité du jour bi grand Doudou Binte la ñuy dalal donc Sékou dafa absent tey du disponible donc man maay dalal Doudou man maa koy dalal tey incha allah. grand Doudou maa ngi lay nuyu di la fay di la jaajëfal ci acceptation bi nga accepté pour nekk suñu invité du jour tey jii di la jox kàddu gi pour nga nuyu waa kër gi avant ñuy tàmbalee laaj yi. ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di la dalal ak jàmm grand ci kër gi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaat waa mbokk RF maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen di baalu ak di leen di baal ak di leen di ziyaare di leen di ñaanal di sàkku ci yéen ci ñaan yi profité waat rek ci weeru koor gi ñaan yàlla may ñu wër ak wërle may ñu jàmm ak salaam ci liñ fi woor yal na ñu ko yàlla nangul jéggal ñu suñuy bakkaar ak suñuy rëcc-rëcc làq ñu fu yàq yeegul sàmm ñu sàmm suñ njaboot te yàlla buñ gis lu ñu ragal maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di ndokkel ñëpp di feddaliwaat sama kóllëre digganteeg yéen rek di leen di wax ne aussi comme man lañ def invité du jour maa ngi leen di xamal ne je suis à votre entière disposition wasalaam. waaw grand Doudou kàddu yi rafet nañ amiin ci ñaan yëpp ginnaaw bi nga nuyoo waa kër gi yëpp donc ñu tàmbale laaj yi donc laaj bu njëkk bi tey jii suñ bëggoon a xam. grand Doudou mooy kan maanaam grand Doudou fan nga dëkk ci Foundiougne ak ñan ñooy say waajur ci Foundiougne jërëjëf. waaw sëñ Moustapha man Doudou Binte ñi ma gën a xam Doudou Binte lañ xam mais camarade de classe Mamadou Diouf la ñuy xam donc man maa ngi dëkk Ndangaan Foundiougne. sama papa mu ngi tudd Souleymane Diouf maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko fi mu nekk te xare ko àjjana ak ñi mu fa fekk yëpp sama yaay mu ngi tudd Ñimma Sarr donc Foundiougne laa juddoo fa laa jàngee fa laa yaroo fa laa màggee. d'accord grand Doudou boobu laaj boobu leer na donc suñu waajur boobu dañ koy dolli di ko ñaanal rek naan ko yàlla na ko. yàlla xare àjjana fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge donc mun nañ jàll ci laaj bu ñaareelu laaj bi maanaam grand Doudou yow ndax am nga soxna su nekkente ne waaw depuis kañ nga am soxna bi nga amee soxna léegi ñaata at la def ndax yàlla dénk na la ci njaboot su nekkente ne tamit yàlla dénk na la ci njaboot ñaata bant la ci yàlla dénk. waaw sëñ Moustapha je suis marié am naa jabar benn la am nag xam nga man bien vrai que polygamie laa signé mais pour le moment benn jabar laa yor sama jabar muy tudd Khadijatou Sarr waa Djirnda la mais il a grandi à Dakar fa la juddoo fa la yaroo je suis marié depuis le 6 juin 2009 donc yàlla itam dimbali na ma may na ma ñaari bant ku jigéen ak ku góor maa fi aîné nga xamante ne moom la am ak sama jabar mu ngi juddu le 3 juin 2010 sama doom bu góor bi mu ngi juddu le 19 avril 2014 j'ai une fille ba nga xamante ne kooku actuellement le 19 mai bii lay am 12 ans kooku mooy sama taaw mooy sama doom bu jigéen ëllëg da mbam. tontu yi leer na grand naan la rek yàlla na yàlla barkeel njaboot gi yàlla sàmmal leen yàlla sàmm leen aar leen da nga ñu màgg ba jëriñ la donc ñu jàll ci laaj bi ci topp
maanaam tey jii grand suñ bëggoon nga defal ñu benn résumé ci sa jaar-jaar ci Foundiougne maanaam ci côté étude ci côté sport ak ci côté vie associative jërëjëf. waaw sëñ Moustapha troisième question bi nga ma posé dama ciy sawar a répondre parce que li mu ëmb dafa bëri. Donc, j'ai fait mes études élémentaires à l'école Tafsir Alioune Mor Boye, connue sous le nom d'école garçon. Fala defee CI ba CM2. Fala amee en 36e fala amee en 36e en 1988 tombé ci année blanche bi. ci laa dem CM Diène Koumba Ndiaye. Fala jàngi aussi fala amee sama BFM aussi en 1993 mais bi ma amee sama BFM en 1993 compte tenu xam nga rek boo nekkee xale nekk jeunesse des fois demoon naa ba bëgg a bàyyi sa jàng année boobu aussi yàlla dimbale na ma malgré que bon li ma doon jàng bariwul parce que dama doon daw rek waaw bëggoon a bàyyi rek xam nga mais finalement yàlla dimbale ma na. En 93 j'ai eu mon BFM mais malheureusement j'ai orienté wuñ ma comme j'avais doublé comme dama doublé woon 4e orienté wuñ ma j'avais pas la possibilité pour mun a defaat 3e pour out moyenne seulement ci laa dem fekk yaa salaam aussi fekk muy soog a am si 3e année boobu en 1994 j'avais décidé de laisser bañ a jàngati quoi. mais Pa John aussi yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana fu ma mënti nekk rek le vieux John dama koy gërëm il est venu voir mon papa na ko sama école ren dafa war a am 3e te sa doom bi dégg naa ne orienté wuñ ko dama dégg ne dafa war a bàyyi pa bi il m'a convaincu ba ma ñëw mu ne ma sax bu amoon moyen pour fay dama koy jël sama papa ne ko non ne vous en faites pas bu nekkee pour lu ko war a fay mensualité naa ko def. Qu'il a reprendre aussi 3e. Je suis parmi la première promotion des brevetiers de Ya Salam en 1993-1994 année boobu la donc ma reprendre 3e amaat BFM bi ma amee BFM aussi ci Ya Salam ci lañ ma orienté au niveau de Fatick. fekk itam Foundiougne lycée baa ngi waxoon a démarrer cette même année mais comme leerutoon sama kii ñu orienté ma à Fatick fala amee mon diplôme de baccalauréat en 1998 parce que j'ai fait 2 fois le bac donc ba ma amee bac ñu orienté ma aussi à l'université Cheikh Anta Diop xam nga faculté lettres sciences humaines lettres modernes au département de géographie précisément. Voilà amee sama DL1 ba sama DL2 war dem en année de licence bi ma waree dem sama année de licence ci laa def benn formation amoon benn offre d'emploi bu amoon au niveau boobu ñu war a samp benn mutuelle à Foundiougne ma def admis war a def comme caissier principal fa laa mujjee bàyyi sama étude universitaire poursuivre ma ko wala bàyyee dem defi formation comme caissier principal. donc bi ma amee sama DL2 war a dem maa ngi ko am en 2002 waroon a dem inscrire année de licence ci la am benn offre d'emploi au niveau de Foundiougne fekk ay partenaires hollandais ñoo bëggoon installer benn mutuelle avec le groupement des femmes transformatrices yi nekkoon ci île du Saloum ci lañ ma copté ñu def examen def test ñu copté ma maag sama benn copain maa waroon a nekk le caissier principal ci laa ñu ma jël après yóbbu ma à Dakar au niveau du Pamecas de Bargny. J'ai fait là-bas 3 mois de formation comme caissier principal bi ma paree ci lañ ubbi cette mutuelle bu ñu doon wax MESIF mutuelle d'épargne et de crédit immobilier de Foundiougne fa laa commencé liggéey depuis 2003 jusqu'à 2014 mooy année bi ma war a bàyyee liggéey boobu donc
ci wàllu mouvement ci wàllu sport bon man comme Foundiougne laa juddoo quartier Mbelgoor muy Ndangaan ma juddoo Diognic laa xam donc joué naa Diognic comme cadet bi ma nekkee xale mais mujjuma yegg joué ji senior donc bu nekkee ci wàllu mouvement associatif aussi jiite naa ay mouvement associatif yu bëri su ma ko jiitewul aussi bokk naa ci wàllu Diognic nekk naa bi Pa Bara di dund yàlla na ko yàlla yërëm bu mu demee ba màgget ba yaram bi jagadi maa jël relève am nekk naa président Diognic diggante 2009 safrula diggante 2012 ba 2014 maa nekkoon le président de l'ASC Diognic bokkoon aussi nu ñu koy waxatee ci fans club jamono bu Foundiougne association boobu j'étais aussi le trésorier général donc nekkoon aussi le secrétaire général de l'association Ndalana bu Ndangaan Foundiougne ku ma xam-xam ne man ku bëggoon làmb laa donc mouvement associatif moom dund naa ko du bëri parce que itam même dund naa ko daal ci lu bëri ay mouvement associatif yi ba nga xamante ne am na nga xamante ne ma ko xaw a fàtte mais ci wàllu même politique aussi j'étais conseiller municipal de 2009 à 2014 au niveau de la commune de Foundiougne. ala grand parcours bi riche na te bëri na expérience macha allah encore une fois donc ñu jàll ci laaj bu njëkk laaj bi ci topp rek donc maanaam di la laaj grand ban mooy sa plat préféré ak lan mooy sa musique préférée. waaw fayen bi moom xam naa dina ma simi mais dinaa ko gérer quoi amul problème Moustapha waaw comme rek ni ñu ko waxee man moom sama plat préféré mooy ñaari cin nag dafa bari man moom ceeb bugguma ko lool tel bañu ma ko mais bugguma ko lool man ñaari cin mooy sama plat préféré franchement ñaari cin mooy sama plat préféré waaye ay ñoom suppu kanja ñoom yaasa ñoom suluxu ñoom domoda yaa ma gën a xam daal man ñam yooyu daal ñoo ma gën a nekk ñooy samay plat préféré franchement ma musique préférée aussi comme tout Sénégalais d'abord mooy mbalax waaw comme tout Sénégalais d'abord mooy mbalax mais plus précisément musique Omar Pène parce que moi je suis un fan de Omar Pène d'ailleurs comme ni ma ko waxee sànq rek j'étais le trésorier général du fans club jamono bu Foundiougne man vraiment fans club jamono yàgg naa ci évoluer mais au niveau national sa gars yi dañ doon ñëw Foundiougne ñu ngi organiser ay conférences bon bu weesoo mbalax moom reggae moo nekkoon mooy musique ba nga xamante ne bu ma nekkee xale dama ko bëgg du ko doon dund aussi quoi mais am naa ay copains yi nga xamante ne duñ jaar sama tour comme mon ami mon frère Famara Diamé ba nga xamante ne yàgg nañ ma ak moom du jaar sa sama tour zigi rek la may wooyee ba nii quoi donc à part le mbalax moom reggae mooy sama musique préférée quoi. grand tontu yi leer na waaw man moom fekk am na lu ma ci jot a fekkee man moom parce que temps yi nga nekkee ci fans club super jamono bi yaak ñoom Famara Diamé ñoom Badara Sarr ñoom ñëpp doon organiser ay activités foofu yëpp donc am na yu ma ci jotoon a fekkee moom xam naa ne fans Omar Pène bu magoon nga ko bëggoon Omar Pène nga mais n'empêche dañuy ñëw rek laajaat suñu beneen laaj bi ci topp maanaam yow kan mooy sa musicien préféré donc voilà ñu laaj boobu rek comme ça yow nga waxal ñu ko sa bopp kan mooy sa musicien préféré. waaw Moustapha j'ai un peu anticipé sur la question parce que si la réponse safurla sama musicien préféré c'est Omar Ngalla Pène mooy Ablaye Ndiaye xam nga kooku moom bu ma ne Ablaye Ndiaye fan si dëgg mooy xam boo waxee Ablaye Ndiaye fan si dëgg moo mën a xam koy Ablaye Ndiaye c'est Omar Pène kooku nag foo nga nekk fan jamono dund ko xam ko parce que Omar Pène il nous a gratifié à l'université à l'INSUT doon dëgg ay concert INSUT dañ fa doon dem ba jeex doon tëgg terrain basket côté pavillon A donc li may wax ni am na ñi nga xamante ne xam nañ ko dund nañ ko quoi donc man c'est mon musicien vraiment préféré quoi moo dee sama xol Omar Pène même ici sama kër nii su ma wéetee dugg ci internet bi YouTube bi laay dugg xam nga rek moom laay déglu franchement
il est mon musicien préféré di koy ñaanal yàlla rek mu bàyyi ko fi mu yàgg fi lool quoi dañuy bëggal. amiin nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñu bëggal comme ni nga ko waxee waaw tout en sachant que sa réponse bi moom bettu ma woon je m'y attendais man mii sax je m'y attendais à cette réponse donc voilà donc ñu dem ci laaj bi ci topp rek grand donc doon la laaj ndax yow da ngay def sport su nekkente ne waaw bëggoon nañ xam ban sport ngay pratiquer daal. waa sëñ Moustapha xam nga léegi ay mag lañ mais malgré tout on essaye de se maintenir compte tenu aussi des contraintes du temps bi bëriwul mais certes sport dama koy def ba léegi parce que des fois damay dawi des fois aussi damay def marche des fois aussi damay def football fii avec la communauté sénégalaise yi nga xamante ne fii lañ dëkk ak ñun. dañuy def ay match des fois bu ko temps bi may ay week-end ni def marié contre célibataire donc sport yooyu moom dama koy def damay daw des fois bu ma ko temps bi mayee damay def marche aussi bu ma ko temps bi mayee damay def football aussi avec la communauté sénégalaise yi nga xamante ne ñoo nekk bi vraiment parce que communauté bi sénégalaise ñi nga xamante ne ñoom laa dëkkal fii xale yeeg mag yi des fois bu ñu amee temps bu libre dañuy def marié contre célibataire dem ci stade municipal bi jouer fa sympathiser xam nga ne reste que pour nga xam nga maintenir forme bi tuuti quoi yaa ma gën a xam. loolu moom am na solo def tuuti sport pour maintenir forme bi loolu baax na ci trop xam naa RF moom war nañ organiser benn match football bu baax grand contre petit ku ci ne génn wane ni nga mu ne waaw xam naa boobaa ñoom ay grand Ibrahima Ndiaye ñoom dinañ football. waaw ñu dem ci laaj bi ci topp grand doon bëggoon nañ xam ci sa enfance ban souvenir moo ci gën a rëy wala moo ci gën a neex daal ci sa enfance ban souvenir moo la ci gën a marqué moo ci gën a rëy wala moo ci gën a neex ci sa avance bëggoon nañ ko xam. sëñ Moustapha vraiment question bi nga ma posé nii dafa nekk question bi nga xamante ne daf ma marqué te et puis dama ciy sawar a tontu. parce que dafa am souvenir ba nga xam dafa am benn souvenir ba nga xamante ne nii saa waay ça m'a beaucoup marqué su ma koy xalaat rek sama xol day fees. tu sais Moustapha biñ nekkee xale waaf boobu Georges Conseil nekk actuellement mooy pont boobu weeri koot bu ñëwee rek daf may fàttali lu bëri. donc même sama grand yi nga xamante ne ñu ngi may déglu ci groupe yi ñi ma mag xam nañ li may wax ak samay morom yi il fut des temps wax boobu buñ gënee nekk xale bu weeru koor jotoon fa lañ doon dem tout fu ñu ñëwaat xale yépp fa lañ doon dem di plonger di sangu di dàq koor li jiitu loolu sax bu ma gënee nekk xale ndeysaan bu nawetaan amoon nga dëkk Foundiougne ñi nga xamante ne dañuy ñëw nawetaan découvrir si Foundiougne gis na waaf boobu guddi bu jotoon ñëpp fa lañ doon fanaan ba guddi ba pajar nit ñi ñibbi ñii di togg ataaya ñii di waxtaan donc loolu Moustapha su ma koy xalaat ndeysaan dama ne xale yi samay doom yi sama jarbaat yi xale yi jot a judd suñ ginnaaw ñun lu ñu doon dund ñoom amuñ chance boobu vraiment pont boobu daf ma marqué ba ma nekkee xale ba léegi su ma ko romboon ni xool ko rek damay am ay souvenirs d'enfance yi nga xamante ne vraiment daf may marqué vraiment wax boobu moom mënuma kaa fàtte wax boobu moom symbole la woon pour Foundiougne symbole la woon pour ñun xale yi surtout saay bu weeru koor jotoon rek fa lañ doon dem di sangu di plonger xam nga di dàq koor affaire boobu daal bokk na dama gën a marqué samay souvenirs d'enfance franchement Moustapha. leer na grand donc ñu jàll ci laaj bi ci topp rek donc grand bëggoon nañ xam yow kañ nga ñëw Espagne. waaw Moustapha je suis arrivé en Espagne un jour de lundi le 26 janvier 2015 par voie maritime. Parce que je suis venu à travers la mer Méditerranée, maanaam au nord du Maroc
jusqu'à Almeria xam nga fa laa jaar quoi. Je suis arrivé ici le 26 janvier 2015 par voie maritime Maroc laa jaaree dëkk ba ñuy wax au nord de Maroc benn dëkk wax bu ñuy wax Nodor dugg ci ndox mi. grand ci ndox bi j'imagine que voyage boobu yombul woon waaw je veux même pas imaginer voyage bi nan la demee woon ci ndox mi mais yaakaar naa ne yombul woon mais comme yegsi nga ci jàmm rek alhamdulilah donc ñu dem ci laaj bi ci topp donc grand bëggoon nañ xam fan nga dëkk ci Espagne ci ban région ci ban localité foo dëkk exactement ci Espagne. waaw sëñ Moustapha comme ni nga ko waxee ça n'était pas facile ah mais Dieu merci fii moom yàlla rek ñoo ñuy sàmm quoi ak ambition ak bëgg a tekki mais sant yàlla rek di gërëm yàlla toujours sant yàlla ak julli ci yonante bi gërëm suñuy waajur aussi. donc Moustapha man maa ngi dëkk ci benn région bu ñuy wax Pays Basque espagnol c'est au nord de l'Espagne. Une région frontalière aussi au sud de l'Espagne au sud de la France maa ngi dëkk ci benn province bu ñuy wax Biscaya ci région boobu Pays Basque la bokk ci région bi Pays Basque la bokk la tudd mais province bi ma dëkk mu ngi tudd Biscaya capitale am mooy Bilbao mais maa ngi dëkk ci benn ville bu ñuy wax Marquina-Semaine benn ville ba nga xamante ne à 1 heure de bus la ci Bilbao capitale quoi Marquina-Semaine laa dëkk précisément fii Marquina-Semaine laa dëkk. leer na parce que des fois da ciy baax nit ñi di xam seen localité yi donc di xam fi ngeen dëkk exactement parce que mun na am ñu leen jege wala mbokk bu fa bëgg a ñëw seet si leen wala mbokk bu ne boor boobu taxamul woon na yéen ji foofu donc su la déggee dana yombal seen gisante. wala mu xam ne am nañ mbokkam yu ko jege daal ça c'est très bien donc voilà ñu dem ci laaj bi ci topp donc grand ñu ngi bëggoon a xam ci ban domaine ngay liggéey instant yi nii ci ban domaine ngay liggéey. waaw Moustapha dafa baax ñuy préciser fu ñu dëkk parce que xam nga sa mbokk mun ngeen a bokk région jegewaatlu sa te vraiment du xam fi nga dëkk day rafet aussi nga wax ko ñu dégg ko. waaw Moustapha avant may lay tontu ci réponse boobu donc parce que comme ni ñuy wax njàng du wees bu ma yegsee en Espagne aussi donc dama ñëw am ñu ma canaliser comme Babacar Sall teg ma ci yoon bi ci laa ñëw jël sama diplôme bac homologué ko parce que le gouvernement espagnol ñoom il ne reconnaît pas les diplômes sénégalais pour ñu reconnaître ko dafa am benn procédure booy jaar mooy procédure d'homologation donc procédure boobu au niveau du Sénégal laa ko entamé ba ñu accepté ma homologation bi bi ñu ma ko accepté après j'avais deux possibilités j'avais la possibilité de poursuivre mes études universitaires au niveau des universités publiques fii amoon naa possibilité aussi de ma def formation professionnelle au niveau des centres de formation professionnelle compte tenu de l'âge aussi dama décidé ne bàyyi ma def formation professionnelle donc maa ngi def sama benn formation professionnelle ci électricité ak électronique ba pare actuellement je suis en stage donc ci entreprise bi may defee stage aussi sur les énergies renouvelables ci la ñuy yëngu ci loolu daal actuellement ci lay yëngatu instant bi ci des énergies renouvelables à travers panneaux solaires yi ñuy installé nii ak Solaris Radiantes yooyu daal ci laay évoluer quoi pour le moment nii quoi boobu daal si domaine boobu si le domaine des énergies renouvelables instant bi ci laay yëngatu franchement quoi comme ni ma koy waxee rek fii njàng moom du wees quoi te njàng kese njëriñ la balaa ngay xam ne njàng njëriñ rek nga tukki ñëw au niveau de l'Europe ba nga dem ci yeneen dëkk yi donc loolu may profité loolu aussi rek di exhorter ku fi nekk daal xam-xam bi daal moo la ci mën a génne parce que dañoo toll ci monde ba nga xamante ne boo amul qualification professionnelle da ngay sonn parce que je n'ai jamais mosuma xam luy mosuma fay électricité mosuma ci xam dara mais actuellement Dieu merci je me suis dit que li ma fi jàng xam-xam bi ma fi am aussi il peut me servir
ici fi ma nekk d'autant plus que mun na ma gën a servir sama dëkk bu ma nekk muy Sénégal quoi man daal ci domaine énergie renouvelable ci domaine boobu laay évoluer pour le moment nii. waaw grand réponse yi leer na et je pense que secteur énergie renouvelable bi donc secteur la boo xamante ne métier d'avenir la surtout pour Afrique l'Afrique daf ko soxla donc pour le développement de l'Afrique je pense qu'on a besoin des gens comme vous yoo xamante ne nii jàng nañ ci secteur parce que on a besoin de vous en Afrique donc voilà ñu dem ci laaj bi ci topp grand donc grand bëggoon nañ xam yow lan mooy sa meilleure ak sa pire expérience bi nga xamante ne nii moom nga dund Espagne meilleure ak pire expérience bi nga dund Espagne daal bëggoon nañ ko xam. waaw Moustapha question boobu vraiment dama ci sawar a tontu ti c'est xam nga yaakaar ak espérance dafa métti parce que avant may waaj aventure dafa am espoir bi nga doon am ak boo yegsee mythe la woon pour yow quoi mais boo yegsee ngay soog a xam les réalités parce que da nga doon foog ne l'Europe c'est l'Eldorado da ngay foog ne ça sera day yomb mais j'ai vécu des moments difficiles entre guillemets noonu laa ko mën a waxee parce que yaakaar bi ma doon am dama foogoon ne su mu ñëwee rek day yomb ci man parce que bi ma njëkkee ñëw ba yegg si Bilbao toog naa ay 2 mois defuma dara parce que instant bi may ñëwee Bilbao mënu ma woon a jàng parce que moment boobu gars yi démarré nañ donc ci laa obligé dem benn région bu ñuy wax Andalousia c'est au sud de l'Espagne parce que ñooñu seen activité principale mooy béy man mosuma béy certes ñoomen kala dama doon napp béy naa foofu xam nga dans des conditions vraiment difficiles liggéey bu metti les fay du kii mais je vois que loolu yëpp expérience la bien vrai que métti woon na expérience la et puis ça m'a beaucoup motivé donc bi ma fa jógee aussi vraiment bi ma ñëwee retourné si waat Bilbao aussi ci début 2016 bi donc expérience li ma gën a neex mooy tey expérience bi ma gën a neex mooy tey am naa possibilité tey jàng espagnol jàngoon naa ko au lycée mais fàtte woon naa ko ñëw def renforcement de capacité jàng espagnol mun a communiquer xam-xam bi ma doon jàng aussi muy mbirum électronique ak électricité aussi mosuma ko xam donc ça m'a permis aussi vraiment loolu avantage la pour man donc loolu aussi bonus la pour man ça m'a aventure aussi daf may permettre ma am esprit d'intégration esprit bi nga xamante ne da ngay jéemal sa bopp donc avant loolu aussi avantage yi nga xamante ne acquérir naa ko aussi ici au niveau de l'Espagne ak xamante ne aussi cohabitation dafa am solo intégration dafa am solo loolu la quoi loolu daal la am la nga xamante ne mënoon naa la ko ci tontu quoi. tontu bi leer na dama la ci tegaat rek ne bon comme on dit souvent lu métti góor lay dalal et que on dit souvent aussi que c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc bon courage à nous tous donc day métti mais après day neex waaw grand ñu jàll ci laaj bi ci topp bëggoon nañ xam yow nan nga xamee AREF. waaw Moustapha balaa may tontu AREF ci wàllu AREF waaw Moustapha AREF sama rak sama jarbaat Papis Diallo moom ko njëkk a communiqué boobu sa tur bi tuddatu AREF boobu mu ngi tudd COSYDEF Papis mooma woo téléphone comme ñun ñoo dëkkoon vraiment ñoo dëkk ci benn province sorante wuñ quoi ñoo bokk benn province suñ dëkk yi à 30 minutes de bus la moom ma woo na ma tons expliqué ma quoi COSYDEF xam nga affaire yooyu après man na ko doon dinaa ci réfléchir moo ma ko njëkk wax ma dinaa ci réfléchir le temps que may réfléchir pour dugg sax ma petite sœur Yaama moo topp ci man moom elle mu ngi dëkk foofu France mu ngi Nice avec son mari ak ay doomam moom sax moo jël sama numéro dugal ko boo mu nekk ci COSYDEF donc noonu daal laa duggee ci mbir mi quoi Papis moom ma ko njëkk a communiqué tant que may dugg sax ki sama ma petite sœur Yaama jël na sama numéro ba balancé ko ñoom grand Basile prési ñu dugal ma ci groupe bi
noonu laa duggee aref. loolu leer na. Papis Diallo moom nit ku baax la, booy bu yaru la, booy bu nite te ku bëgg a boole ay nit la tamit, nit ku baax la. donc ñu jàll rek ci laaj bi ci topp grand doon la laaj yow sa souhait bi gën a rëy pour aref lan mooy sa souhait bi gën a rëy daal pour aref. waaw Tafa, sama souhait bu gën a rëy pour aref mooy que tout Foundiougne wax muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw te nga nekk ci diaspora bi, sama souhait mooy nga ñëw intégré aref, dugg ñëw nekk membre aref. te bu nekkee yàlla dimbale na aussi nga contribuer financièrement, soxlañ xalaatu ñëpp lañ soxla, même du financièrement dañoo soxla ay xalaat. aref bëgg naa tey yàlla dimbale ñu ba tous les maux de Foundiougne muy souffrir aref faj ko saafara ko. te may ñaax sama bopp du ñaax tout natif de Foundiougne bi nekk ci diaspora bi te bokk aref, même boo bokkul aref maa ngi lay ñaanal nga ñëw intégré aref. foo munti nekk aussi yàlla sàmm la fa, defal ay buntu warsak ba mébét yi ñu am pour liggéeyal ko notre chef ville muy Foundiougne yàlla mottali ko. loolu moom bokk na ci samay souhait te gëm naa ne ku nekk bu ko defee yëfu boppam rek dina gën a yomb. sama souhait daal loolu la li nga xamante ne population Foundiougne ñu ngi koy yaakaare ci ñun yàlla dimbale ba mébét yooyu ñu réaliser ko. mun nañ ko te am nañ ko, xam-xam baa ngi fi, man baa ngi fi, donc nañ gën a motivé wu. loolu laa amoon ci question bi lu ma la mën a tontu si Moustapha. sa souhait rafet na bu baax, yàlla may ñu yeggale bi fi ñu bëgg a yegg yëpp ñu yegg fa. donc ginnaaw bi ñu la santé gërëm la bu baax, di la remercier encore une fois de plus ci sa disponibilité. ku ne xam na ne ci weeru koor lañ nekk te weeru koor temps bi day xaw a xat, mais malgré tout boole nga ñu ci. donc encore une fois ñu ngi lay remercier bu baax, di la sant bu baax a baax ci sa disponibilité. doon la laaj rek sa kàddu gu mujj gi, yan kàddu ngay tëjee grand. waaw Moustapha, kàddu yi may clôturer mooy waroo ma gërëm, yéen laa war a gërëm yéen waa aref, parce que aref jaral na ma ko. parce que aref c'est Foundiougne. comme ni ma ko waxee à l'entame de mes propos, je suis né à Foundiougne, j'ai étudié à Foundiougne, j'ai grandi à Foundiougne. lu ma am rek Foundiougne moo ma ko may, te lu ma am tey ci àdduna Foundiougne moo ma ko gënal. donc nit ki aussi bu nekkee li nga am da nga koy fonk, li ngay am da nga koy tiitaroo. te man dama fonk Foundiougne trop, parce que dama koy wax gisuma dëkk bu ma dàqal Sénégal Foundiougne pour man damay wax ne mooy dëkk bu dàq ci Sénégal. donc waa aref biñ ma soxlaa dama war a consacrer sama temps pour ñoom, parce que ñoom laay am. aref c'est une famille, aref c'est Foundiougne. donc maa ngi remercier ñëpp, xam nga maa ngi di remercier ñëpp waa aref, xam nga di profiter rek comme ci weeru ko lañ nekk, di leen di ñaanal rek, di sàkku ci yéen ñaan, di leen di ñaanal, di leen di baalu di leen di baal, di ñaan. ci àll bi lañ nekk, ci diaspora bi lañ nekk, maa ngi ñaanal képp doomu Foundiougne ñëwaat foo mënta nekk ci àll bi, yal na la yàlla sàmm, yal na la yàlla aar, yal na la yàlla may wër ak wërle, yal na la yàlla lafal ca dàqal la ay musiba ak balaa, sàmm la sàmm sa njaboot, ñu toog ba ñibbiwaat Sénégal gisee. yàlla nañu cat seexlu, yàlla buñ gis luñ ragal. donc pour ma tëj daal maa ngi remercier ñëpp aussi, vraiment di kontaan ci waa aref, xam nga di leen di wax ne yéen laa am, yéen laay tiitaroo, yéen laay safoo, yéen laay ndamoo. di ñaanal ñëpp koor gi liñ ci jaamu yal nañu ko yàlla nangul.
jégal ñu suñuy bàkkaar ak suñuy rëcc-rëcc yu waajur yi jiit ak mbokk yi jiitu yëpp yal na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana yàlla jubale ñoog jabar yi itam yàlla jubale leen ak seeni bërëm kër njaboot bi yàlla barkel leen defal leen toog ba fekk seen njëriñ loolu daal laa amoon pour tëj. maa ngi remercier ñëpp leen di jaajëfal vraiment kontaan naa trop asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum Aref man la Papis Diallo maa ngi leen di ziar yéen ñëpp leen gërëm ku si nekk sa tur ak sa sant waa di gërëm suñu invité du jour muy grand Doudou Binta grand di la wax ne parcours bi am na solo te yàlla na yàlla barke lépp lu ci métti yàlla na ko yàlla def ay bànneex fi mu toll nii ndax yow grand bu baax la. yow sama relation ak yow du fii nii rek depuis Sénégal la vraiment nga may teg si yoon di ma woon ne yoon bii nga war a aw ba fi ñu nekk nii yàlla boole ñu yal na yàlla motali lépp vraiment kontaan naa lool te yal na la yàlla defal jàmm ak sa njaboot. waaw di sant waa Aref yëpp di sant Moustapha ñu ngi lay sant bu baax yow mi jël tey relève bi ci Cheikhou. waaw di ñaanal Aref yëpp jàmm di wax ne ni mu koy waxee chaque jour rek yàlla na yàlla def jàmm Aref yëpp am jàmm àdduna am jàmm ci barke Seydina Muhammad. allo Doudou Binta kontaan ci yow bu baax a baax di nuyu waa Aref yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen di ziar di leen baal ak di leen di baalu ak di rafetlu sa parcours di rafetlu question Moustapha yi aussi. vraiment kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ yow moom macha allah ñu kontaan ci yow bu baax a baax yàlla nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp defal ñu wér ak wérle ak guddi fan xéwal yu bare ñu ngi bëgg Duudu man la Duudu Yaama ñu ngi bëgg bu baax a baax. asalaamaaleykum waa Aref. asalaamaaleykum suma grand frère Doudou maa ngi nuyu Mamadou bi ma fekk ci buntu bi ak Papis Diallo ak Moustapha bi nekkoon ki doon présenté suma grand maa ngi lay félicité bu baax a baax di naan di rafetlu invitation bi vraiment parcours bi macha allah yal na lépp loo xamante ne luy gën ci yow la ci kanam incha allah yàlla mu doon lu gën ci yow incha allah suñu borom def ko vraiment yow moom sama grand frère bu baax nga ñoo bokk benn baay sama grand frère bu baax mais defoo ma doomu baay quoi yow danga ma def comme rakk boo bokkal ndey ak baay depuis bi ñuy nekk ci même gàlle à Foundiougne bon gis naa ni nga doon doxaleeg man quoi saa yoo jóge woon Dakar ñëw fekk ñu foofu ñu doon dem géej gisoon nañ conseil yi ñuy doon jox lépp dañ ko gisoon quoi vraiment wax ci yow dina ma neex ma wax ci yow parce que man xam naa la quoi kon donc su may wax ci yow dinaa ci sawar a wax parce que dama la xam ba pare ñu bokk aussi teg ci ma xam la quoi vraiment waaw dama lay ñaanal rek bàyyi la ak suñu borom aussi yow yaa xam li nga xamante ne moom nga bëgg ci sa xol suñu borom defal la ko te aar la ba pare aar njaboot bi waaw li des lépp suñu borom yàlla na ko sottil vraiment grand kontaan naa merci beaucoup. asalaamaaleykum waa Aref maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngeen def waaw Doudou sa parcours bi rafet na daw na yaram set na wax ci question yi leer na tontu bi leer na amuñ benn question buñ la war a posé lu dut di la ñaanal di wax yàlla mi nga xam ne mooy gunge doomu aadama yal na la yàlla gunge yal na la yàlla taxawu sa la nga bëgg ak lépp li nga mébét yal na la ko yàlla defal wax dëgg si yàlla suñu rakk bu baax nga noonu rek la nit ki moom góorgóorlu rek la am ak xam la mu bëgg ak jom te yaa ngi si yoon boobu nag góorgóorlul yal na la si yàlla gunge bu baax a baax kontaan nañ wax ji rafet na tontu yi set na lépp daal wax dëgg si yàlla set na kontaan nañ si yow li doon xaar si yow tamit wax dëgg si yàlla gis nañ ko kon nag nekk leen si jàmm yow it Moustapha waaw ñu ngi lay yokk ñaan
di la sant émission bi moom def nga ko rafet na question yi leer na dal na ànd nag yar yi ñëpp daal yal na leen yàlla teg loxo sàmm leen yokk sutura si ubbi xel yi wëral cër yi kon jërëjëf nekk leen si jàmm. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah Mamadou Diouf waaw déglu nañ la bu baax déglu réponse yi ak question yi mu am dal lool am précision waaw vraiment ñu am ci ay njàngat yu bëree bëri waaw bon man nag damay wax en tant que connaisseur koo xam ne dama bokk ak yow génération donc ma nekk école de fille nga nekk école garçon ñu daje Diène Koumba Ndiaye donc ma xam la bu baax xam nga sa dal xam vraiment sa parcours maanaam li nga nettali dama ko fekkee man bon nga am foo laal aussi mu touché ma trop muy waaxu buur nga xamante ne ndeysaan ñun ñëpp fa lañ doon daje di plongé ba jant bi sos weeru kaar jotaan te ñu xañ ñu ko tey donc tu as réveillé des souvenirs yoo xamante ne aussi ndeysaan daf ma marqué lool donc ma di la remercier ci loolu bu baax a baax ci petit souvenir waax bu ndaw ba woon ci ron fi mbaar mi newoon non sérieusement c'est des souvenirs yoo xamante ne tu les as xam nga réveillé en moi ma di la ci remercier bu baax amoon nit benn question comme da nga wax ne tu es passé par la mer moo muy parcours périple boo xamante ne périple bu difficile la ma doon laaj yu bon yoonu géej googu noonu bon naka lay demee ak peut-être su fekkente ne les difficultés ak ni ngeen di vivre pour que ñi nga xamante ne ñu ngi koy waaj ñu xam mbala ñi nga xamante ne xel mu ngi ci ngeen approfondir leen les difficultés ak problème yi yeeg lépp pour ñoom ñu am vue yu loolu lan la loolu mooy ak deux su ngeen ñëwee donc ba yegg si jaar ci géej gi difficulté yi nga xamante ne di ngeen ko am côté papier naka ngeen koy lijjantee ndax am ngeen kayit ak naka ngeen koy doxee yooyu daal laa bëggoon laaj comme question merci mon frère kontaan naa. asalaamaaleykum waa RF na ngeen def mbaa yéen ci jàmm maa ngi nuyu ñëpp ñi ma fekk ci bunt bi mon grand frère Doudou nuyu naa la lu bari di kontaan di rafetlu invitation bi ñu la invité tey Moustapha maa ngi lay nuyu Doudou parcours bi am na solo riche na am na yoon bi sori na am na ay xaaxaam waaye nag jéggi nga ko jàll waaye nag loolu yëpp man de xale laa mais am na lu ma mën a seede am na loo xam ne fekkee naa ko ndax seen kanam laa juddoo sarak Mariama Diouf ak sama mag Jeannette sëy moo leen tàqale te ba léegi ñu ngi déggante yàlla defaat muy ñëw ba ñëw dëkk fii sama wët ci Nice di ma nemmeeku moom moo tax wéetuma ci Nice bi ma nekk yow nag Doudou macha allah waaye nag nii nga mën a mel wax bi rafet na kàddu yi set nañ te ku dégg li xam ne te nit ku dëggu mooy wax waaye nag sant yàlla Mama Soule yal na ko yàlla yërëm te jégal ko fa mu nekk yaa ñi ma yal na ko yàlla may wër yàlla def ba yéen njabootam bi yàlla tettewaat leen ba ci ay tànkam ndax nag liggéey na ko te Mama Soule tamit liggéey na ko nekk fi waaye li mu defoon ci yéen ba léegi mu ngi ci yéen te mun naa koo seede xale laa waaye ca koñ ga laa dëkkoon jàng ji wàcc dem liggéey ji jàpp julli di wax lu baax di def lu baax di jàppale néew di doole yi loolu lañ xamee woon sa papa sa koñ ga ba yàlla jël ko dox ndànk wax ndànk ndeysaan Mama Soule yal na ko yàlla yërëm Doudou nii rek ngeen mën a mel nii rek ngeen mën a mel ca kaw ca kanam kenn la sa liggéeyu ndey ak sa barke bàyyi taxaw
foofu nga nekk yàlla boo fa gis dara loo ragal Diouf yàlla boo fa gis dara loo ragal yàlla na yàlla ubbi buntu wërsëg ki yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci weeru koor gu sell gii nii ñu invité la tey te man de mun naa seede ne ay nit diine ngeen mun naa koo seede ndax sa papa da doon jiite ca jàkka ja ca koñ ga macha allah mu yar leen nag ci diine ca ba léegi ci loolu ngeen di dox génn nekk àlla tamit taxul ngeen fàtte diine yéen a ngi ciy dox ba léegi macha allah yal na leen yàlla defal jàmm audio bi gudd na nag waaye nag il fallait que ma dugg mënuma woon ñàkk bañ a wax tey Diouf merci mon frère merci beaucoup. asalaamaaleykum waa Aref maa ngi nuyu di leen ziar yéen ñëpp man la Ndeye Astou Diouf di nuyu Moustapha Faye ak Doudou Binta bi ma fekk ci buntu bi di wax Moustapha Faye sa invité bi tey moom vraiment daa bokk ci man nekk sama xarit nekk sama càmmeñ nekk sama conseil nekk sama confident Doudou Binta daal man mii sa jigéen gërëm naa la sant naa la te xam naa ne vraiment dinaa ci bëri ay morom ndax baax nga bëgg nga nit yëg nga nit am nga ci nit respect man de wax dëgg fa neex yàlla bokkuñu dara de man ak yow mais ñoo bokk Foundiougne ñoo bokk Diouf ñoo bokk Maolana Cheikh Al Ibrahim mi ñu bokk kon daal maa ngi lay ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla defal jàmm yàlla defal la tawféex taxawu la sàmm sa njaboot sàmm mboolem doomu aadama ndax baax rek moo tax nga gis man mii nga xamante ni tekkiwuma dara waaye di nga takk soxna may ma njëkke loolu rek cër la boo xam ne man xaw ma sax ndax mën naa la kaa fay xanaa ma jéem rek ndax mën laa fay moom mënuma koo def te heure bu mettee Duudu yaa ci gën yaa gën a gaaw ci man wax dëgg fa neex yàlla li may wax nii Mbay Sàll mën na ko seede ñi ko mën a seede bari nañ waaye nag man moom yàlla rek laa lay bàyyee ndax fu sama bët xonqee su ma leen Duudu rek su may coupé rek nga fajal ma sama soxla wax dëgg fa neex yàlla jooyu ma càmmeñ de Foundiougne moom jooyu ma fa càmmeñ wax dëgg fa neex yàlla te ba tey nag ni nga meloon ak man Foundiougne noonu nga mel ak man fii doo toog semaine boo ma déggul nemmeeku ma xool nu ma def ñaanal ma waaw li may wax ni sa rakk Yaama Diouf mën na ko seede ndax vraiment cër boobu rek nit bokk naa ni ndey ak baay rek defalu ko su koo xamante bokku leen dara nga takk soxna xool ko nga xam Foundiougne moo fa gën a waye di nga ne ko njëkkali yow laa ko may man de Diouf dama lay bàyyee yàlla ak yonent bi ndax su ma waxee si yow sax fii damay saalit te bëgguma saalit sama diggante yow ma lay ñaan yàlla rek waaw yàlla sàmm la sàmm njaboot gi barke lépp ba nga fekkee barke bi ci barke Nabi Moustapha yow dangaa baax trop juudu amuloo morom Diouf sama yow ku baax nga yàlla fay la fal la ca taxawu la ku la xaar yàlla na xaddi Espagne googu nga ne yàlla nga fa am lu reew sa njort Duudu maa la ko ñaanal ci xol bu sedd guy yow tey jii tey moom xam naa ne ñu wax ak ñu waxul ñëpp seen xol neex na ndax yow dangaa neex ñu wax ci yow dafa yomb Duudu parce que dangaa neex a waxal yow pour nit wax ci yow lu yomb la man moom dama kontaan tey dama kontaan trop kontaan naa trop wax dëgg fa neex yàlla waaw maa ngi lay bàyyee yàlla daal dina ñaanal rek yàlla nga yokk ba yëg ko ak mboolem doomu aadama yàlla na yàlla defal jàmm defal ko mboolem julli ci barke Nabi Moustapha. asalaamaaleykum waa Aref man la Njatu Jaata maa ngi leen di nuyu di leen di ziar nuyu naa ñëpp ñi ma fekk si buntu bi ziar naa ñëpp di jéggalu nag si gëj a dugg bi Moustapha maa ngi lay ziar kontaan naa tey si sa invité bi seen liggéey rafet na macha allah Doudou Diouf nuyu naa la mon frère nuyu naa la wax bi am na solo macha allah lépp liñ fi ñaan yal na ñëw ak jàmm te bu ñëwee mu jig ñu lépp lu ñu ragal yal nañu ko yàlla dàqal ci barke weer bi lépp lu ñu yóotu yal nañu ko borom bi ñoddil ba mu egsi ci ñun te bu ñëwee mu jig ñu macha allah wax dëgg waxtaan bi moom am na solo yow moom zéro faute ku baax nga comme ni ko papi su waxee rek yow sequñ ko yow fii ci Europe de ma part man mun naa ko wax ndax wax dëgg ku ñëwaan sa bureau boobu ay conseil rek ka ko daan jox man moom wax dëgg yàlla man moom saa yi mu ñëwaan sa bureau ay conseil rek nga ma daan jox macha allah te xamante nañ ndax maag yow la woon ci télécentre nii maag yow la woon ci place yi Abdou Matla macha allah donc dañoo yàgg wax bi rafet na yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla defal jàmm
parcours bi rafet na macha allah waaw moo taxoon rek ma ne xaaral ma ñëw dugg témoignage def sama témoignage si yow ndax dëgg xamante nañ daal ñett xamuñ waaye ñaar xam nañ macha allah yal nañu yàlla defal jàmm Doudou. Allez, bonne soirée à tout le monde. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ñëw di leen nuyu yéen ñëpp waa AREF yëpp ñu fekk ci bunt yi ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax ñoom gars yi bu Ndiaye ñoom Sada Diagne ñoom Doudou Yandé Pape Diallo ñeen Moustapha Faye ñu ngi lay nuyu di la remercier si modération bi nga def nga mëne débat bi yëpp vraiment yàlla na quoi ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax tey seeku nekk fi mais sentiruñ ko quoi vraiment yéen ñaar ñëpp seen liggéey rafet na quoi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax félicitations encore une fois Tafa waaw tey man dama bëgg a ñëw rek ci invité du jour bi muy Mamadou Diouf Doudou Binta moom xam naa ne buñ naree wax ci moom nag yaakaar naa dañu monopoliser débat bi te loolu ñuy bañ a mucc muy daal nañ ci wax li nga xam ne ku ko dégg rek di nga xam ne lu am la te ñun ñi mën nañ ko seede Mamadou Diouf dafa nekk koo xam ne nit ku baax la nit ku jullite la nit ku bëgg famille la nit ku bëgg mbokk la nit ku bëgg dëkkam la te man ni su ma ko waxee rek war ngeen ma gëm parce que moom dañuy yàgg lool depuis ba ñuy xale ba léegi yàlla def nag ñu ñëwati Espagne ndeysaan daje fii jour bi nga xam ne maa ko mu ngi wàcc ci bis bi ma war koo jëli ci arrêt bi ci arrêt bis bi mais dañu la nga am wante foofu ba tubaab di ñuy xool foofu tubaab yi ne woon ci base foofu di ñuy xool vraiment contenté bi ma am jour boobu noonu vraiment kenn xamul na mu toll quoi ma ñëw fii wéetoon fi lool mu ñëw nag wéttali ma vraiment nekk sama waay nekk sama doomu ndey lépp lu ma am lépp lu may def xam na ko lépp lu ma nekk xam na ko moom itam lépp lu mu nekk xam naa ko vraiment ñuy dund loolu depuis Sénégal ñëwaat fii di ko dund te ne defuñ ko nag ngir ngistal mais dañ ko def muy doon lu dëgg ma suma diggante ak moom waaw lim fu wax yëpp vraiment kontaan nañ ci kàddu yi Doudou doomu ndey ma ngi lay ñaanal gudd fan ak wër leen ñaanal yàlla may la kattan wër yàlla defal la wërsëg bu baawaan sawan yàlla may la liggéey ba nga bu barke ñu toog da ngay dem Sénégal di ñëw jàmm di seen njaboot sa bant yi la yàlla may yàlla nañ toog ba nga fekkee seen njëriñ di gërëm aussi sa soxna Xadi li nga xam ne mooy sa soxna di rakk ci man aussi nekk nit ku baax yàlla may dënk la ko vraiment kontaan naa tey ci sa invitation bi di la ñaanal yàlla di ko ñaan waa def yëpp vraiment yal na yàlla defal jàmm yàlla defal lu wër tuuti vraiment moo fa kontaan naa trop tey bi moom bés bi sama bés la quoi dama kontaan doomu ndey dama kontaan waaw maa ngi nuyu ñëpp. waaw salaamaaleykum AREF dugaat rek di remercier sama jarbaat sama rak sama xarit mi Papis Diallo Papis Europe boolewuñu yow xam naa depuis Sénégal la yàlla defaat ñu dëkkaat fii Espagne may xale bu baax dama koy témoigner à travers AREF tey ci groupe bi ñu yegsee ci dëkk bi ñoom lañ fi fekk vraiment mu ñuy suñuy mbokk fu ñu ñëwaay nga xamante ne jàppale nañu ci dëkk bi ñu ñëwee muy Papis Diallo maa ngi lay remercier rak sama jarbaat sama lépp Doudou Yaama maa ngi lay gërëm di lay remercier gi ngeen gisee naka Gabon naka madame naka xale yi vraiment yéen laay remercier rek yéen a baax rek yéen laay remercier lu ne ci man rek ci yéen laa ko reyee Doudou Yandé sama xarit sama frère li nga wax yëpp ci yow la li nga wax yëpp ci yow la parce que xam naa
tey rek nga jóge sama kër tey fii nga nekk ba 3 heures et quelque taal sa oto ñëw seet si ma donc li ma dund ak yow Sénégal aussi fàtte woo ko mënuñ toog lu mat une semaine te déggantewuñ boo amee temps yaa ngi taal sa oto seet si ma lu ma soxla pour defi ko nga taal sa oto ne ma grand oto baa ngi di nekk sama disposition donc maa ngi lay ñaanal yow itam leen ñaanal vraiment kóllëre gi nga xamante ne seq nañ ko yal na ko yàlla maintenir vraiment kontaan naa trop maa ngi leen di jaajëfal. asalaamaaleykum waa Aref ñu ngi leen di ziare di leen nuyu yéen ñëpp man la Youssoufa te moom dama bég dama kontaan parce que sama grand Doudou Binta mooy invité du jour tey vraiment grand bëgguma woon kenn njëkk ma dugg sax tey pour def ay témoignages si yow parce que nit ku baax nga xam nañ ko ci yow yaakaar naa ne lépp lu nit ñi wax fii rek ci mbaax ci yow rek am na lu des donc sa mbaax ak sa tabe ak sa yëg nit fu ko nit naatable rek ëpp na fa vraiment déglu nañ waxtaan bi yaag Moustapha am na solo parcours bi am na solo trop donc di la ñaanal yàlla la fal la cat yaa xam li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal yàlla teg ci yow loxo teg ko ci njaboot gi teg ko ci bëpp membre RF ku ci nekk ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam vraiment bëgg nañ kontaan nañ ba xamuñ sax lu ñu war a wax ci yow parce que lépp lu ñuy wax ci yow ci mbaax rek dañ koy xeeb parce que dund nañ ko ak yow bokk nañ ko ak yow vraiment donc man xam naa ci yow bu dee tuuti sax it xam naa ko ci yow donc di la remercier encore une fois di la ñaanal yàlla defal la lépp li nga bëgg ci sa dund bi vraiment di la ñaanal ngeneel di la ñaanal wër jiitu ci di la ñaanal lépp loo bëgg rek yàlla defal ko sa njaboot defal ko bépp membre Aref ok grand merci beaucoup jërëjëf. waaw Sada mon frère mon ami mon camarade waaw mon promotionnaire vraiment remercier naa la li nga wax yëpp dëgg la aussi parce que ñun ñoo defandoo benn nous sommes de la même génération ñu ñoo dundandoo lépp xam naa bokk nga ci ñi ma gën a xam ci groupe bi vraiment question boobu nga ma posé dama ci sawal a répondre tu sais ñun man personnellement je suis venu immigration clandestine laa ñëwee te question bi nga ma posé nii samay jarbaat yoo xamante ne dëkk naa ak ñoom fii Espagne fa lañ jaar donc dama leen doon sensibiliser leen di wax ne yombul périple la danger la mais nag xam nga nit bu bëggee dara malgré tout mun nga ko yokk courage mais du tere nga wax ko danger ci ne parce que danger kese la yàlla rek a ñu mun a sutural parce que ça n'a jamais été facile dafa métti woon parce que balaa ngay yegg si fii au niveau de Maroc la vie est très difficile là-bas ba sakkatuma nga def si traversée ba yegg si fii ku fi yegg si daal du sa ndam du sa man-man yàlla rek a la aar donc question bi ma posé nii yàgg naa di sensibiliser parce que ñu bari ba may yegg see fii depuis 2015 ba léegi dañ may woo damay laaj ci grand yoon bi nii la demee ñu tam dañ leen di sensibiliser pour ñu am ay jël ay précautions à l'avance quoi loolu moom yàgg naa ci ne ba léegi aussi jógewuma ci du ma décourager loo kenn ne bul ñëw mais le risque yi ci nekk aussi dama la koy wax parce que ku nekk yaa xam li nga bëgg sa souhait yaa xam li ngay dund aussi au Sénégal mais nag une fois de plus loolu moom yàgg naa di koy sensibiliser xale yi Sada di kontaan ci yow vraiment di rafetlu sa contribution vraiment di rafetlu aussi question bi ma posé grand Ibrahima Ndiaye maa ngi lay remercier grand comme ni ma ko waxee woon jour bi ñu la invité yow sunu idole nga sunu référence nga yaa ñu yar donc lu ñu mel nag yéen la lu ñu mel du keneen ku dul yéen parce que ci yéen la ñuy roy parce que référence ngeen ci ñun donc fi ngeen jaar ak ñun tànk yooyu rek la ñuy topp maa ngi lay remercier grand day ñaan nga nuyul ma sama jigéen soos nuyul ma xale yi bu baax Awa Baro maa ngi lay remercier franchement gën nañ déggante ma sœur
ah yow moom sama sœuru bopp nga xam naa nit ku baax nga loo wax ci man rek aussi mu ngi ci yow maa ngi lay remercier di lay ñaanal yàlla aussi foo munti nekk rek yàlla na la yàlla aar mébét yi ngay mébét yaa ko gën a xam sa xol yàlla na la ko yàlla defal vraiment kontaan naa awa nuyul ma sa borom kër nuyul ma xale yëpp man awuma seen fay quoi nu ma mel rek yéen la yéen a baax rek jërëjëf. waaw mon ami frère merci beaucoup réponse bi leer na et puis bon remplir na samay attentes quoi très sérieusement tu as encore une fois prouvé que mooy loolu daal li ñuy séendu ci yow liñ doon gis ci yow démb ak barka démb moo nekk ci yow bon doon la fekk ci sa liggéeyukaay Foundiougne ñu doon la miso depuis enfance mu demee woon fa noonu et puis nga woon carrément ne bon wax dëgg yàlla métti na ku ci jàll yàlla la waaw doo décourager kenn nit nag waaye di nga mettre tout le monde wax leen ne leen lii de moo fa ne comme ça nga waajal leen wax dëgg yàlla rafet na comme idée rafet na comme xalaat ñu di lay ñaanal yow tamit Duudu li nga jublu yëpp yàlla yombal la ko waaw di ko ñaanal waa Aref yëpp waaw ñi wax fii yëpp soo déggee ku ci wax rek xol nga waxee c'est parce que si yow la rek waaw si yow la rek man moom comme ni nga ko waxee dama la xam bu baax ñu jaar fu ne man ak yow wax dëgg yàlla waaw donc félicitations encore une fois di féliciter tout le monde di ñaan yàlla mu may guddi jàmm. Allez sama nijaay allez sama nijaay bége ziyaare barke Rasulullah sama nijaay bég ci yow barke Rasulullah kontaan naa ci yow sama nijaay du kontaan naa barke Rasulullah ay continuer di la kontaan di la ziyaare di la bége di la ziyaare di la bége sama grand allez sama grand ca kaw ca kanam ci lu baax wala kontaan naa sama grand kontaan naa di la bége barke Rasulullah bég naa ci yow allez mon grand ziare waaw dugaat rek vraiment di remercier waa Aref yéen ñëpp maa leen di remercier ana la wax ci man rek ci yow la xam nga da nga ne Yaam ak Jeannette dafa mel ni 6 ak 9 boo renversé 6 da lay jox 9 nga renversé 9 mu jox la 6 maak sa grande sœur aussi ñu bokkoon classe muy Clotilde nekkoon sama sœur li ñuy dund nii dafa jiitu suñ dund parce que boo xoolee sa yaay mère Mariam Manga yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna firdawsi mère Mariam Manga ak ñoom sama yaay ay wëllëre lañ woon donc ñun buñ jàppantu dañoo war a jàppante rek parce que sa waajur bu jigéen ak sama waajur bu jigéen ay xarit lañu woon ak ñoom yaa Binta yëpp yaay ñoom Badara Sarr donc lii moo ñu war lii dañ ko war a consolider vraiment ma sœur kontaan naa loo wax ci man rek ci yow la ëpp yaa baax fàtte woo démb mais mënuma leen fay yàlla bi nga xamante ne mooy yor fay yàlla na yàlla fay te aar leen Ndeye Assouri Mbax xam naa sa xol a fees nga ne bokk ñun ñoo bokk salaa mën naa wax parce que juuf benn juuf rek am Sénégal sama diggante ak yow Ndeye Assou dafa jiitu suñ dund juddu sa papa yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna ak sama papa Souleymane yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna ay wëllëre lañ woon li may wax ni xam naa ko bu baax sa papa da doon ñëw suñu kër sa papa dafa defoon sam papa comme mag sa yaay aussi mère Touré ak sama yaay nekk ay wëllëre donc ndey mun naa ne ñoo bokk ndey ak baay nga nekk sama jigéen nag nga am lu bari lu wax sama diggante ak yow man mënuma la fay yaa baax bu ma su ma neexoon ma def la njëkkee nga ne ma fu ñu bari na ay jigéen mais yaa baax rek yaa ma ko ji ma fay la ko mais yow itam yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla sàmm jatuma sœur am na loo wax sànq ñaar xamuñ ñett xamuñ mais ñaar xam nañ li nga wax yëpp ci yow la yaa baax rek sa waajur bu jigéen aussi nekk sama wëlla rek sama waajur bu jigéen parce que ñun ñëpp ñun benn lañ ñun ñoo bokk ñoo fekk suñuy famille suñuy kilifa suñuy parents jàppante donc lii moo ñu war Jatu Jaata
ñu jàppante àll bi nag lu muy sori rek mun nañ di nemmeeku konte vraiment yéen a baax ku nekk fi nga mënti nekk rek maa ngi lay ñaanal leen di remercier mbaax bi ngeen wax ci man yëpp ci yéen la yéen a ma ko ji rek yéen a baax vraiment kontaan naa trop maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Ndiaye man maa la may bàyyi pen boobu maa la may bàyyi pen bi xam nga bëggee ko si xam nga rek enjoy ko quoi su ma ko Ndiaye man maa la ko may barki Rasulullah man mii baka man maa la ko may ci xol bu sedd guy damaa kontaan ci yow waaw mais lee aref ca kaw ca kanam ci lu baax ndeysaan ah vraiment lii dafa naaj lii dafa neex quoi xam nga booloo mooy doole quoi xam nga rek jéem a suudewu jéem a booloo jéem a def dara quoi vraiment xam nga allez aref ca kaw ca kanam bégee ziare sama nijaay ça c'est mon nijaay bonsoir Aref maa ngi leen di ziar Magnan Cissé depuis Verona Italie tonton Doudou sa témoignage rafet na sa parcours am na njëriñ am na solo c'est vraiment riche di leen ñaanal yàlla rek yàlla may la fan bu gudd ak wér gu yaram sàmm sa njaboot sàmm ñu may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram may la xewal may ñu xewal amin parce que yow moom comme lu ma yàgg di wax rek wax ko si Mbaye Sall wax ko si ñi fi jaar yëpp surtout au niveau mbëbët yi ngeen am Foundiougne yal na ko yàlla yeggali parce que comme nu ma la koy faral waxee Foundiougne dañ leen soxla macha allah vous êtes des cerveaux yaakaar nañ ëllëg génération bi ma gis intellectuellement rek dinañ am luñ apporter Foundiougne soxla nañ ko trop émigration même dëkk yu mel ne Espagne Italie daanaka Afrique yenn pays Afrique yi sax ñoo leen gënoon a sori ñoo leen gënoon développé mais lu waral seen développement si ay at yu gaaw mooy bopp cerveau dem immigré ji ñëw àndaale xam-xam jëriñ sa dëkk émigration loolu lay jëriñ si yéen si voie bi vraiment chapeau lu si gën a am solo yëpp loolu la mooy ñaanal suñu bopp ku si nekk sa mbëbët si niveau investissement si niveau apporter dara loo fi jëlee expérience comme ni nga ko waxee panneau solaire yooyu lu am solo la sa Foundiougne dañ koy soxla ji yooyu yàlla na yàlla dem ba li nga si sontu yëpp yàlla defal la ko nga mun a dem ba installé ko fi nga dëkk fi nga soqee ko. asalaamaaleykum waa Ref man la Papis Diallo maa ñëwaat rek di dugaat di ziar ñëpp waaw di santaat Doudou beneen yoon rek di la wax ne yow li nga wax ci man rek moo nekk ci yow grand bu baax nga am na yoo xam ne su ma koy imaginer sax su may wax nii day mel ni danaa def conclusion boo xam ne te yegg seegut ci sama tour ndax xam naa ne bi may wàcc Sénégal di ñëw Espagne daanaka su ma ne yow kese yow yaa bokkoon ci ñi nga xam ne maa ngi doon wàcc woo nga ma guddi woo nga ma bëccëg yàgg nga ma woo ci bag ba ay xaaji guddi di ma jox ay conseils di ma wax nii ak nii ngay def gaa di ma jox courage daal di ma motiver waaw di ma wax ne nag métti na waaye nag comme ça objectif sa yaa ko opté te bëgg nga te moom nga bëgg yàlla la ci yàlla defal ndam loolu dama la ci sant di la ci gërëm. ñeneen mun see jëriñoo population bi jëriñoo si loolu lu am solo la immigration loolu mooy le vrai sens du mot dem jëli andi apport andi expérience exploité ko dëkk ba nga juddoo dëkk ba nga sosoo ku si nekk si ñun Aref bu dee moom nga def mbëbët yal na la ko yàlla may ak secteur bu munta doon yal na la ko yàlla may la kantan bi may la doole gi parce que borom karaw gu ñuul ñàkkul dara amiin jaaraama chapeau tonton sama tonton la nag aw moi jërëjëf di ñëw léegi di répondre si benn question boo xam ne gaa xam naa ne Sada yow la ko posé mais tamit am nañ ci cër boo xam ne tamit war nañ ci mën a tontu tuuti ndax yoonu Maroc moom immigration clandestin man yombut laay wax yombut benn yoon amul benn yoon bu yomb léeg-léeg nag dina yomb ci nit ñi léeg-léeg nit ne ñëw doo fa yàgg yàlla def xéwal nga yegg ci jàmm mais léeg-léeg nga def parcours boo xam ne ba ilaa yow mi din doo ko fàtte mukk loolu moom yombut ba man benn instant du ma gisee nit di fa ne fa laay jëm sax wala nit nekk na fa sax damay am yërmande ci yow ndax métti ba
ak dund bu métti ba fa am soo amul ku la jàppale day métti si yow même soo amee ku la jàppale sax day métti si yow waxtuma la nag soo amul ku la jàppale mais nag képp ko nga xam ne bëgg na fa ñëw rek wala bëgg fa jaar rek dañ lay motiver waxal la li fa am balaa nga yegg si nga sóoraale ko nga xam ne su la dalee kat nga xam ne lii kat waxoon nañ ma ko avant ngay ñëw mais nag ku yegg si yàlla moo la yegg si mais tamit courage si la bokk soo amee courage rek bañ na doo découragé suñu borom dina la ci fekk si ok merci beaucoup. waaw Babacar Sall moo ne yow Babacar moom loo wax ci man rek ci yow la loo wax ci man rek ci yow la parce que yow moom lu yënd ci man rek yënd ci yow du fanaan ci man fanaan ci yow li nga wax yëpp ci man yaa baax rek yaa baax te jour bi ñu la invité mooy li may wax rek tey bi may takk jabar sama premier cadeau yow yaa ko yóbbu sama premier cadeau yow yaa ko yóbbu donc am na foo ma teg jour bu ma yegsee Bilbao aussi yow yaa ma accueillir yaa ma jël si li nga wax yëpp dëgg la mais man bàyyi naa la ak yàlla quoi parce que mënu ma ci wax ci yow mënu ma ci wax bëri ci yow parce que xam naa donc loo wax ci man rek ci yow la Babacar yow ku baax nga parce que Europe boolewuñu comme ni nga ko waxee dafa yàgg depuis Sénégal donc yàlla na la yàlla fay yow itam fay la sa xol boo Youssoufa dégg naa ñaani delloo naa la ñaani aussi Youssou la wax ci man rek aussi ci yow la xale bu ma jox cër nga xale nga mais kilifa nga loolu xam naa ko respecté nga mag bëgg nga mbokk si biñ ñëwee ci dëkk bi gisee aussi à chaque fois buñ gisee rek mbaa buñ déggantee rek lu rafet ngay wax ci man mais loolu yëpp aussi ci yow la rek Youssou li ngay ñaan lépp yàlla nañu ko yàlla defal ko bépp jullit rawatina waa Aref vraiment awma seen pay Youssou maa lay remercier bu baax. waaw Diaz Papa Gueye Baka nag yóbbu nga ma fu sori tey quoi yow bii nga ma may nii yow yaa xam ne ma bëgg yow da nga xam sa nijaay nag mais vraiment Baka maa ngi lay remercier bu baax yow itam sama jarbaat bu baax nga parce que maa la yar donc am na loo xam ci man am na lu ma xam ci yow lu bëri ko aussi quoi comme ni ma la koy waxee rek Europe bi boolewuñu dañoo bokk boo xoolee sa maam bi jur sa yaay muy miir awa ji ak ñoom sama yaay ay wëllale lañ donc sa yaay muy debi om ak sama taaw yaay muy Faatumata nekkoon ay wëllale nekkoon ay xale di ànd donc ñun bu ñu nekkee xale dañoo war a jàppante xam ne comme suñuy waajur dañoo jàppante woon buñ ko deful rek defuñ lu ñu war vraiment maa ngi lay ñaanal Pape aussi fi nga nekk yàlla sàmm la yàlla barkeel liggéey bi làq la fu yàq yeegul quoi xam nga yàlla boo gis loo ragal yow itam vraiment sama jot baat bu baax nga xam nga dañuy dégg démb rek yaa ngi may woo ñuy déggante donc nit lii la am ci mbokkam nit lii rek lay tiitaloo nit ku nekk rek sa mbokk nga am te ñun waa Aref mbokk lañu Aref léegi famille la Diaz donc nañuy déggante di nemmeekante xam nga di conseiller ku ne mun na conseiller moromam sama jarbaat nga mun nga ma sa conseiller loolu moom bañu ma ko donc vraiment maa ngi leen di ñaanal yàlla rek yàlla sàmm leen sàmm ñu ñëpp Diaz nag kontaan naa quoi bii daal nga ma may te maa ngi dégg bi ngay envoyé message bi aussi omapet ngay déglu jaajëf Diaz yow neex na allez bonne nuit. salaamaaleykum waa Aref nuyu naa leen di jéggalu nag ci guddee bi ñëw rek di wax tuuti Doudou Diouf waxtaan bi rafet na macha allah rafet na am na teggin ne ko am na teggin doon la lu neex a dégg ci nopp waxtaan bu neex a dégg ci nopp ñu ngi lay ñaanal li nga desee ci dëkk bi yal na doon bànneex yàlla jox la ci liggéey lépp li nga bëgg yaa ko xam yal na ko yàlla defal te mu doon bi ñëw doon li gën ci yow di ñaanal leen ñëpp nag
ñaanal waa groupe bi yëpp yal nañu yàlla may wér may ñu gudd fan lépp lu ñu ut si dëkk bi yàlla bu yaakaar tas yal nañu ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad te mu doon li gën ci ñun di wax Moustapha itam laajte itam jaar na yoon wax ji am na teggin aussi kontaan nañ ci yéen ok nekk leen ci jàmm jërëjëf. asalaamaaleykum waa RF ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo bi grand Bas grand Doudou Binta maam du ñu ngi lay ziare lu bëri waaye vraiment waxtaan bi neex na macha allah dëgg kontaan nañ ci yow sa jaar-jaar rafet na lool vraiment boobu ba léegi ñu ngi teewlu di ko déglu bilaay yal na yàlla defal jàmm waaye yombalal leen lépp Moustapha yaa ngi invité woon tey suñu grand bu baax waaye bilaay vraiment kooku moom lu ñu wax ci moom rek dañ koy xeeb waaye dëgg nit ku baax la ku jub la bilaay jàmbaar la suñu grand bu baax la saa su nekk mu ngi dëkk ak ñun di ñu conseiller kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla moom moo xam li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal waaye yow itam Moustapha gis nañ sa liggéey rafet na torop waaw kontaan nañ ci yéen ñëpp Mbaye Sall imam ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziare lu bëree ziare nañ leen soxna Njati Jaata ñu ngi leen di nuyu ak ñoom soxna Astu yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye bilaay kontaan nañ bu baax waaw grand Doudou Yande maa ngi lay ziare lu bëri suma grand bat fa nepp kontaan nañ Sada yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye Youssoufa ziare nañ leen lu bëri. waaw je pense que Papis gën naa leeral aussi question bi Sada posé vraiment Papis maa ngi lay remercier yow moom ko baax nga quoi yow vraiment fàtte woo démb aussi vraiment fàtte woo démb xale nga mais xelu mag nga yor maa ngi lay ñaanal yàlla aussi yàlla sàmm la aar la te ubbi ay buntu warsak sama jat baat ma ñaan Cissé waaw de sa tons laa de loolu moom xam naa boo ko waxee ak boo ko waxut loolu mooy dëgg parce que sa yaay ñoo bokk benn baay quoi donc vraiment témoignage bi nga def aussi sama jat baat ma ñaa rafet na te puis dafa am foo laal xamante c'est très important li nga wax ci immigration aussi nekkul ñu ut si xaalis rek aussi nekkul ñu ut si koppar rek aussi xam-xam bi aussi vraiment dafa bokk ci aventure bokk ci immigration parce que xam-xam bi ñu fi am mu bëri mu néew aussi daf ñuy servir fii comme ni ma ko waxee tantôt rek daf ñuy gën a servir aussi dëkk bi nga xamante ne fa lañ jóge muy Foundiougne donc ñi nga xamante ne ñëw nañ fi baa ñuy envisager pour ñëw aussi vraiment information boobu mañaa sensibiliser véhiculer dafa am importance ñu bàyyee ko xel fii àdduna bi léegi xam-xam moo koy doxal nit fu mu mënta nekk rek ci Europe bi mbaa fu mu mënta nekk ci diaspora bi boo ñëwee am opportunité pour mun a jàng dara bi am xam-xam def ko mun ko exploiter mun ko exporter yóbbuwaat ko sa dëkk boo ko defee muy sa njëriñu dëkk vraiment maa ngi leen remercier ci vraiment témoignage boobu nga témoigner ak information boobu nga xamante ne aussi yaa ngi koy sensibiliser ñu sensibiliser ko génération bi yëpp di nekk seen ginnaaw di ñëw parce que du doy njàng moom du doy xam-xam du doy quoi te njàng du wees vraiment maa ngi lay remercier bu baax di ñaanal ñëpp. asalaamaaleykum waa RF maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu initiative bi di rafetlu nag suñu càmmiñ ji ñu invité muy Doudou yow Doudou ndax su li mu wax dëgg bu wér péng la parce que man Marème Ndiaye maa ko fekkee dama fekkee lépp ci samay bët nga may forcer man mii en personne ñëw téye ma ci loxo ndaa su taxaw nga ne ma Marème ma ne la naam nga ne ma moto jakarta yi génn nañ kaay ma financé la kaay ma jox la prêt nga jël ay moto jakarta teg ko ci dëkk bi ku bëggut nit ki doo ko proposé ne ko ay millions ya ngi nii kaay ma lebal la kenn du yow Diouf yaa xam foo bëgg a yegg yal na nga fa yegg yal na la yàlla sàmm aar la iir la yaa xam li nga bëgg ak li ngay mbébét yal na nekk li gën ci yow
yàlla na la yàlla ibil buntu wërsëg xéewali saawaan ci barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci barke weeru koor bii ñu nekk. Diouf yaa baax yaa gore yaa am sutura yaa mun a conseiller nit li ndaas wax dëgg la de ba nga jàppee ba tey bàyyi woo funjuñ la aref boolewuñu mais nag yàlla mi am fay yal na la yàlla fay sa xol ndax nee nañ yàlla xol rek lay fay iññaanoo soxoroo bonoo yow zéro faute yow amoo faute yow zéro faute dundal rek ba say may di baawaan lépp loo mbébét yal na ko la ko suñ borom bi yombalal ci barke weeru koor bii. asalaamaaleykum waa RF maa ngi leen di nuyu di leen ziare yéen ñëpp tout le monde di remercier Mamadou Diouf ci invitation bi mu accepté et puis di ko féliciter wax ji leer na lool leer na parcours bi c'est intéressant c'est riche encore di remercier rek Mr Taf ci émission bi ça s'est bien passé moom laaj yi leer na c'est compréhensif merci beaucoup à tout le monde et bonsoir. waaw ma dugalaat rek di remercier sama jigéen Marème yow Marème loo wax ci man rek ci yow la ëpp yow ku baax nga ku baax nga ku am yërmande ci nit nga ku bëgg mbokk nga parce que loo ma témoigner rek benn mën naa la ko témoigner ñaar dama tànkoon fu ñu nga nekk fu ñu ma gis ngay dimbale ay waa Foundiougne ngay dimbale ay baadoolo yu bëri ci sa alal loolu dama ko fekkee xam ko donc loo wax ci man benn rek nekk na ci yow fukk madame yow ku baax nga ku am kóllëre nga vraiment yow itam maa ngi lay ñaanal bu baax foo mënti nekk yàlla na yàlla sàmm foo mënti nekk yàlla na yàlla aar ngeen wax ci man yëpp ci yéen a ma ko ji rek yéen a ma ko ji rek ma fay leen ko vraiment yéen moom aw ma seen fay quoi bon grand ji bi maa ngi lay nuyu aussi maa ngi lay nuyu bien vrai que xamantuñ bu baax mais gis naa aussi say effort gis naa aussi say détermination ci RF vraiment maa ngi lay remercier bu baax di lay ñaanal yàlla sàmm la aussi làq la fu yàq yàggul mébét yi ngay mébét yaa ko xam dina xam yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp ngeen kontaanee benn rek man kontaan naa fukk quoi vraiment. waaw asalaamaaleykum waa RF maa ngi nuyu ñëpp su nekk sa tur ak sa sant waaw du nuyu gars yi fekk si bunt bi yëpp si kaw ba suuf waaw du nuyu gars yi yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen baalu ak si koor gi di leen baal ak waaw di ñaan yàlla koor bi lépp lu ci war rek yàlla nangu ñu suñu koor te jéggal ñu suñuy bàkkaar waaw di ñëw si invité du jour bi grand Doudou di remercier Moustapha maa ngi koy remercier émission vraiment am na solo waaw Doudou Binta moom vraiment moom sama grand bu baax la vraiment grand boo xam ne dafa grand bu woyof la man moom depuis yàgg nañ xam naa leen depuis Sénégal man sama grand la grand bu baax la grand boo xam ne chaque jour su may wax ak moom rek lépp daal mooy xam nga lépp waxam yëpp ak man mooy courage xam nga lépp bay wax moom xam nga di nga encouragé na suñu grand la di ñu dalal xam nga loolu daal lañ xam ci moom vraiment ku baax la daal ku baax la ndax man ak ay frère am Sénégal ñuy ànd waaw ñuy ànd depuis Sénégal yàgg nañ te nekk nañ Sénégal tamit doon partage lu bëri waaw loolu nga wax daal mooy grand bu baax la daal grand bu baax la kan du ko boole dara du ko boole dara waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla lépp li nga xam ne bëgg na ko daal yàlla dafa jàppale ko yàlla dafa jàmm waaw merci beaucoup jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp. waaw kooku de sama rakal Ria kii moom maa ko yaral sama bopp quoi kii moom nangaan Soradis la juddoo mais nangaan la yaroo kii moom vraiment sama rakk bu baax la li mu wax ci man rek ci moom la ne sama rakk bu ma jox gëdd la day doon toll Italie toog Foundiougne mu may woo damay nemmeeku mosut a ñib si vacances te yëg suul sama kër ñëw nuyu sama li may yëpp dëgg la yow yaa baax rek vi yow nit ku baax nga fàtte woo démb quoi parce que jox nga ma cëru mag ma itam delloo naa la cëru xale
vraiment yow itam maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la ci àll bi rek làq la fu yàq yeegul loo mëbët ci àdduna rek yàlla la ko yàlla defal te mu doon sa njiglaay vraiment kontaan naa tey témoignage bi ngeen def ci man rek bi ci yéen la ne quoi yéen a ma ko ji quoi yéen a ma ko jude franchement yow moom ak ñoom Moustapha la woon ñoom taf ak ñoom Babel yéen a doon ànd fu ñu depuis xam naa donc dara changé wul ci yow vieux mais nag noonu la merci beaucoup jërëjëf waay vieux jërëjëf. waaw sama grand Doudou waaw c'est vrai dëgg la yow yaa baax rek xam nga tey man koo xam ne xale bu ndaw la bu ñëwee tey nekk sa biir tey nga wàcce sa bopp xam nga boole ko si yow def ko comme sa morom kooku weesu xam nga kooku kon yow yaa baax quoi te bu doon neexoon tey nga ñëw te ay xale ngeen kon boo du ma ànd ak yéen du ma nekk ak yéen mais dañuy ñëw toog baa nga jógee sa liggéeyukaay ñëw toog suñu jotaay nga toog di waxtaan ak ñun di conseil kon man dañuy wax ne yow yaa baax quoi waaw mais comme li ñuy wax rek dañuy bàyyi yàlla rek yàlla nga xam ne moo am fay yàlla na yàlla fay yàlla defal la jàmm lépp li nga xam ne lépp li nga bëgg sa àdduna yàlla jàppale waaw ñun daal ñu ngi lay bàyyi yàlla quoi ñu xam nañ quoi ñun xam nañ yàlla jàppale kontaan naa trop vraiment kontaan naa parce que yow xam kontaan naa trop vraiment merci beaucoup boo jotee chéri Khady nga nuyu ma ko baax a baax. waaw mu bon nuyu laay wax waa Aref sama famille samay xarit samay am si jàmm dama demoon ngénte weeru koor bay door a ñibbisi waaw donc ma gis ne Doudou moo nekkoon invité d'honneur di sama mag jooju sama idole waaw sama conseil sama idole yow mënuma wax ndax sama xol dafa sedd ndax yow Doudou yow waa Foundiougne ñoo ma la gën a bëgg muy sa jigéen ñi fi jaar ñëpp di def ay témoignage ñoom Ndey Astu ñoom Jatu Jaata ñoom Marème Njaay ñoom Aana Boni suma limee rek damay juum ñoom Ndeem sama doom jooju ñoom Abi ak say xarit ñoom Saada ñoom aale ak sa rakk yi sa jarbaati ñoom mañaa ñëpp suma limee damay juum Doudou ñooñu looy baax ñoo la gën a baax looy gore ñoo la gën a gore parce que nee na olof Njaay nee na gor rek kay wax baaxu jàmbur ku baax rek kay wax baaxu jàmbur Juuf Doudou baax nga yaatu nga tabe nga Juuf mun nga jàppale mbokk jàppale xarit jàppale am si jàmm jàppale boolem julite boole woccee ko ay wax ñun buñ ko yëgee rek ñoom ñoo ko seede fu ñu yëgee ne Doudou defal na diw rek mbaa jàppale na diw gor yooyu ñoo ko seede te tey këlu rek xam naa guddi na mais mënuma bañ a dugg dama demoon ngénte mu bay door a ñëpp si waaye waa Aref sama famille maa ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di yaakaar di ñaan yàlla Aref ca kaw ca kanam rek doomu Foundiougne benn lañ fii lépp luñ fiy seede ci sama mag ji rek mu ngi ci yéen ñëpp li ko dalee ci bopp bi ba ci suuf ak ku bokk Aref ak ku bokk Aruf ak ku bokkul Aref ngeen baal ma nag dafa guddi ale bu subaak jàmm waa grand ji bi man maay tey noctambule mon frère man maay noctambule tey waa lii dëgg la damaa demoon xew grand ji bi bay door a ñëpp si gis nga ay àlla ñu fanaan jàmm maa leen di jéglu xanaa yéen da ngeen jóg di xadd man may door a tëdd àlla grand ji bi nekk si jàmm mon frère merci. asalaamaaleykum Aref nuyu naa leen ziar naa leen yéen ñëpp bàyyiwuma kenn lu fekk ci bunt bi yëpp tàkkoo man Binta bakkat sama doom Pam Modou yéen ñëpp nuyu naa leen bàyyiwuma kenn ziar naa leen ci suba gi di laaj ñu ngeen def waaye démb nag moom émission bi moom mënuma ko woon xaar fa xaw a guddee sonn dem tëddi moo tax ma ne bu ma xëyee xaaral ma dugg waaw di félicité Doudou di la wax ne félicitation kàddu yi rafet na
lépp jaar na yoon macha allah yal na la yàlla defal jàmm. Moustapha Faye yow tam ñu ngi lay félicité bu baax liggéey bi rafet na jaar na yoon macha allah question yi rafet na tegu na ci yoon macha allah yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp defal ko bépp mboolum jullit waaw di leen ziyaar bu baax rek di leen wax ne bon dimanche yendu leen ci jàmm yéen ñëpp. bonjour ARF maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu bu baax a baax naka suba gi tout le monde va bien ñëpp a ngi ci jàmm maa ngi nuyu ñi ma fekk ci bunt bi maa ngi nuyu ñëpp Jibi Senghor ça va comment vas-tu naka suba gi comment Baka ma naan Mbab ne Baka laa bëgg a wax Baka jégal ma de baal ba àq maa ngi nuyu ñëpp gis nga su ma fi nekkee di lim dinaa juum di nuyu sama série Duudu mi nga xam ne moo tax ma ne xaaral balaa may xëy xaaral ma bàyyil ko audio parce que moom xam naa ne invitation biñ ko invité moom ku ko mérité la franchement ku ko mérité la ku baax la nit ku baax la man de xam naa ne ku baax la parce que mënut a toog 2 jours 3 jours te nemmeeku ma tàkk ko comment tu vas ça va bien naka foofu parce que xam nañ ne liggéeyam la fi nekkal donc mënoon na wax ne sama liggéey laa nekk et puis Espagne ak France sori na donc voilà du ma woo kenn di ko nemmeeku mais day jël temps am ndeysaan nemmeeku ñëpp xool leen niñ toogee yow Dudu ku baax nga yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay si li ngay def noonu yal na la yàlla fay yow si social ngay dox nit ku baax nga franchement nit ku baax nga lii ni ñu la laaj yëpp ni mérito nga ko ak ñi la nit ñi waxal yëpp mérito nga ko parce que da nga ko wane daal da nga ko wane bu baax a baax di la ñaanal jàmm ak wér ak fanu gudd di ko ñaanal groupe bi yëpp tamit ci barke yonent bi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp journée bi ñëpp am ci jàmm am ci wér ak fanu gudd bon dimanche à tout le monde allez je fais gros bisous à tout le monde. asalaamaaleykum waa ARF maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di ziar ñëpp di leen ñaanal dimanche jàmm ak salaam di ñaanal ñëpp jàmm yal nañ yàlla defal jàmm di leen baalu àq ci koor gi di baal ñëpp àq yàlla boole ñu baal nañ ñu gudd fan ak wér ak wérle ak taal yi yëpp. mon frère ñu ngi lay félicité bu baax a baax Doudou Diouf maa ngi lay félicité bu baax waxtaan bi am na solo jaar bi am na solo yow dañ lay ñaanal rek frère bu baax nga dañ lay ñaanal bàyyi la ak yàlla yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal maa ngi nuyu ñu ma fekk ci buntu bi yëpp Imam Mbaye Sall nuyu naa la Tabo nuyu naa la bàjjanta ak Maam Binta Baka maa ngi nuyu ñëpp Papa Gibson maa ngi nuyu ñëpp ñu ma fekk ci buntu bi ak waa ARF yëpp ma limee rek dafay juum di leen ñaanal dimanche yu jàmm ak salaam imam maa ngi lay ziar lu bare na di ñaan ñëpp jàmm yal nañu ñaan jàmm ak salaam jërëjëf incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk ARF man Doudou Binta maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen di gërëmaat encore une fois di leen di remercier ci témoignage yu rafet ngeen wax ci man mais nag damay wax ne témoignage yu rafet yi ngeen wax ci man rek ci yéen rek la yéen a baax parce que li yëpp yéen a ma ko ji tabaara sama sœur Ndiaye maa ngi lay gërëm di lay ziar waaw yow moom sama sœur nga parce que maag sama ak Souley moom dañoo yàgg aussi sa yaay di sama mère bu baax ñoo bokk donc vraiment déglu naa témoignage ak ñaan yi maa la koy dellu aussi maa lay jaajëfal bu baax sama jigéen sama sœur aussi muy soos Fat Sadj madame Ndiaye maa ngi lay gërëm di lay ziar di lay ñaanal yàlla aussi yàlla sàmm la làq la fu yàq yeegul barkel njaboot gi wala sa borom kër yaa baax rek yow itam la wax ci man rek mu ngi ci yow da ngeen jëf sama chéri sama jigéen sama carillon muy Takko Ndiaye kooku moom sama chéri bopp la maa ngi lay gërëm di lay ziar
di rafetlu say kàddu yow moom vraiment comme ni ma koy waxee rek yow aref boole wuñu quoi yow maag yow depuis le Sénégal depuis Foundiougne la vraiment ñu seq jàmm seq kóllëre li may wax nii xam nga ko xam naa ko yow itam maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla boo gis loolu boo ragal loo ragal Marème Camara sama sœur vraiment kontaan naa ci témoignage yi nga wax ci man mais nag loolu yëpp yéen a ma ko ji rek yéen a baax ma ciy profité di wax rek loolu sama devoir la parce que xam naa li ne ci man rek moo ne ci yow Marème moo ne ci koo xamante ne itam doomu Foundiougne waa nga parce que ku nekk rek nga nekk doomu Foundiougne waa am na ni ko sama jababaat Mañaan Cissé wax na ko démb ku nekk rek war nga mun a contribuer pour sa développement dëkk ñun dañ doon jéem di essayer rek dañ doon jéem di essayer te liñ doon jéem di essayer aussi mu ngi ci ñun ba léegi donc vraiment témoignage yooyu maa ngi la ciy remercier Marème di lay ñaanal yàlla sàmm la rek làq la fu yàq yeegul say mébét yaa ko gën a xam yàlla na ko yàlla defal ko bépp jullit vraiment kontaan naa te mënuma tàyyi di leen di remercier maam Binta Dia sama jarbaat maa ngi lay masawu di lay jaale tiis bi nga xamante ne ñoo ko bokk di koy jaale groupe bi yëpp parce que lii mooy aref famille la lu dal kenn rek mel na ne ñëpp la dal muy bànneex muy naqar muy tiis yàlla na yéex ñëpp lay dal ci déddu àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeeñu yàlla na ko yàlla xare arjana firdawsi yàlla na yéegee ndawam arjana yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram ak mboolem rëcc rëccam yàlla ñun yàlla may xol ba nga xamante ne mën nañ ko muñ mu gij fi lool metti na mais nag vraiment lu mënta ñàkk rek day am ñu yooy massaw di bokk yow tiis bi vraiment di compatir yàlla na fi ko ci barke yàlla ak yàlla barke yonanti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak suñuy barke waajur ak suñu barke weeru koor bu sell bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Arif maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jégalu nag ci géej dugg bi ñëwoon rek di ziar Duudu Binta Duudu suñu mag boobu yow moom dañ lay wax gàcce ngaalaama rek ndax bu Foundiougne xamee tey ji crédit mutuel yow yaa tax ndax yaa ko fa njëkk samp doxal ko fa ba ñëpp am compte di am seen compte donc yow bokk nga ci lu développé Foundiougne bokk nga ci ñi bëgg Foundiougne jëm kanam yal na la yàlla jàppale gën laa ubbil ay buntu te jàpp nañ ni tey jii loo am tey jii Foundiougne di nga ko yóbbu Foundiougne ndax ba nga fa nekk jeune yaa ngi ci doon dox jéego yu am solo donc dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla guddal sa fan yokk la ba nga yëg ko sa parcours aussi am na solo waaw am na solo yal na yàlla may la nga mottali yeggale may la wér ak gudd fan ak fekkee tatal góoru yaama sama xarit boobu yaama Diouf ma chérie yow jàmm rek ngay am ñu ngi lay ñaanal yàlla daal di la ko ñaanal sa famille ak sa waajur bi génn àdduna boobu ñu koy ñaanal yàlla yokk ay leeram te tas leen ci barkeem yaay ñi ma aussi ndeysaan ku baax la sa yaay bu ñu demaan marché ndeysaan fekk ko fa mu nekk maire bu baax maire exemplaire kilifa yu baax donc niñ naan kéwél du tëb doom ju bët jom rek ngeen di mën a am ndax seen yaay dañ ko yàggee nekk ci marché bi di dóor waar donc loolu doom bu ci juddu tey boo ko xoolee nar a am jom diñ ci roy donc Binta yow dañ lay ñaanal rek Duudu Binta dañ lay ñaanal yàlla leeral sa yoon gën la ubbil bunt yi loo song rek daan ko yàlla defal la xéewal foo mënti nekk di wax ni kontaan nañ ci yow di jéggalu nag démb xam nga rek dama xawoon a jàpp moo tax dugguma démb
mais rien n'est trop tard maa ngi lay ñaanal yàlla di kontaan ci yow rek xam te ne yow exemplaire nga ndax voilà ku am jom daal di doxal réewam dox ci ay jéego yoo xamante ne xam nga ñëpp dañ cee war a roy ñu lay ñaanal yàlla di kontaan ci yow rek mon frère di la wax ci kanam ca kaw ca kanam rek ci lu baax waaw yàlla ubbil la defal la xéwal fa nga nekk loo foo song rek yàlla na nga ko daan maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax bonne journée. maaleykum beneen yoon tonton Doudou maa ngi lay nuyu di la ziar di jéggalu nag di jéggalu bu baax a baax parce que yow boo ayee bés foog naa ñëpp ñu ma doon séentu démb pour ma dugg te bu ma amoon temps tamit noonu lay duggee Diouf yow dangaa baax yow maag yow dañoo jaar fu bari nga jàppale ma bari sama parcours sincèrement parler yow yaa ma dugal crédit mutuel weer ba dee may def ménage crédit mutuel weer ba dee nga jël sama xaalis ibil ma compte loolu ku la bëgg doo nga la koy defal def loo ma prêt ma def prêt nga ne ma demal Gambie jëndi marchandise di jaay dimbale sa bopp jigéen nga waaye mun nga daana sa bopp sa doole tonton Doudou li ma la bëgg a seedeel situation bi doo nga ma jàpp mais fii ba suba mun naa lay seedeel la nga xam ne def nga ko ci man def ko ci jàmbur ma teg ci sama bët parce que yàgg naa ak yow tonton Doudou buggoo kenn ku am soxla buggoo kenn ku am fitna yow dama lay ñaanal rek dama lay ñaanal li nga bëgg ci àdduna yal na la ko yàlla defal yow doomu maa suley bi yow doomu maa ñi masaar bi maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan lu bëree nga sut sa baay fan nga toog ba sa li nga def ci sa ndey ak sa baay say doom fay la ko yàlla mën na ko yal na ko yàlla def maa ngi jéggalu maa yaama nuyu naa la ziar naa la. asalaamaaleykum waa REF donc man Basile maa ñëwoon di leen di ziar ci dimanche bi donc di jéggalu nag Doudou démb dama jàppoon weekend bi yëpp donc maa ngi nii di yow yeeg sama kër donc di kontaan ci émission démb bi donc di la jaajëfal aussi di parcours bi am na solo nit ki tamit am na solo parce que seede yi ça identifie tout. Ça signifie tout que ne yow ku am nit ku posé nga nit ku am valeur nga tamit donc di la gërëm rek di la ñaanal li si kanam gën li nga bàyyi sa gannaaw lépp loo mbëbët yow ak sa njaboot rek yàlla def si xéwal bu bare sàmm la sàmm sa njaboot sàmm sa mbokk yëpp tamit sa njëriñ tamit jëriñ sa njaboot jëriñ toute la population de Foundiougne jëriñ Sénégal tamit sa réew. jëriñ tamit Espagne bi nga nekk tamit di fa yëngatu donc wax ji rafet na parcours bi extraordinaire donc mooy li may wax rek je pense que les hommes de demain daal pour Foundiougne mu ngi fii quoi mu ngi si arrêté ci jeunesse bi parce que gis naa ne am na jeunesse bu ambitieux bu fi nekk jeunesse boo xamante ne yéen ñëpp da ngeen doon œuvre déjà avant ngeen di ñëw fii ay conseil municipal yi ngeen woon yéen a ngi woon ci milieu bi donc je pense que gëm-gëm boobu daal ak volonté boobu ngeen am bu ngeen ko jàppee les hommes de demain de Foundiougne je pense que mën na génn fii si arrêté donc maa ngi lay ñaanal yàlla defal la xew lu bëri defal la jàmm may la wër gu yaram ko bëri nag sàmm la sàmm sa njaboot et que di la ñaanal li si kanam dàq foofu li nga bàyyi sa gannaaw et puis di jaare tamit maam bi de bokkam boobu génn àddina di ko ñaanal yàlla xare ko àddina suuf sedd sa kawam donc je vous souhaite tous de passer un bon dimanche et puis merci beaucoup allez Doudou merci beaucoup Doudou et sa kaw sa kanam jaajëf. Et félicitations aussi à Tafa Faye dem émission bi aussi assuré nga ko bravo et merci beaucoup on voit que ne la relève est là et xarañ ngeen donc merci beaucoup Moustapha Faye dem assuré nga donc parfait émission extraordinaire géré nga temps bi les questions étaient vraiment pertinentes donc merci beaucoup Moustapha Faye merci beaucoup et ciao bon dimanche. asalaamaaleykum REF nuyu naa ñëpp ziar ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim jum di rafetlu aussi waxtaani démb bi Moustapha ak
ak Duudu Binta moomu kooku nag sama doomu nijaay la ca Ndangaan alhamdulilah kontaan nañu vraiment ci interviste bi kontaan nañ torop parcours bi moom alhamdulilah rabil alamin lépp bëgg a tekki rek moo ko lal yal nañu yàlla defal jàmm jom ak bëgg a tekki sant yàlla julliwaat ci sang-sang yi di Seydina Muhammad géej gàngook su ko ci sowee rek sant yàlla bari bëggoon nañ tekki jaar ci yàlla weddi ñi ci yàlla jële yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomi nijaay la nag moom vraiment lii dafa yàgg lépp mbokk la fii moom kenn du fi jàmbur ci groupe bi moo tax ñu war a téye groupe bi gis nga boo seetee sa wàlli papa maa leen di jaamu ci sama wàlli papa sa yaay moo may jaamu ndeysaan maa ngi rappelé wu ba may waaja sëyi ma dem te marché ba rek mu seen ma daal di teg paan bi rek marché bi yëpp jaxasoo ñoom Fatou Dieye fecc mi fii ay waay mbokk a neex yal nañu yàlla defal jàmm mbokk bi yal na ko yàlla jokk alhamdulillahi rabil alamin vraiment parcours bi moom jaar na yoon sant yàlla julliwaat ci sang-sang yi di Seydina Muhammad alhamdulillahi rabil alamin Duudu Binta vraiment yow baax rek la ñuy wax ci yow nag mais nag ca Racine Bala vraiment baax rek la ñuy wax ci yow mais fi ma yow sa plat préféré waroon naa nekk ceeb bi mboto bu xonq de billaay barke Rasulullah gis nga dabaari affaire boobu damay toog di julli sax mu nekk sama xel may ree ma ne ay man maa ngi tooñ sax yàlla non baka vraiment war nañ koo décorer alhamdulilahi rabbil alamin kontaan nañ vraiment yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp xale yi bu kenn gis lu mu ragal alhamdulillah waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi beneen yoon waa mbokk Aref nuyu naa ñëpp ziyaare waat naa ñëpp maa ngi màggal ñëpp di ndokkel ñëpp aussi Grand Basile non je vous en prie bul excuse je comprends Europe moom ku nekk rek xam naa des fois ay contraintes de temps moo lay yàpp mais dara du weesu déglu naa sa message vraiment maa ngi lay remercier ci témoignage yi nga def ci man lépp nag comme ni ma koy waxee rek yéen la yéenay sunuy grand yéenay sunuy mag yéenay sunuy référence yéenay sunuy idole donc te comme ni ma koy waxee rek Europe bi boole wu ñëw lu muy gàtt dëkk nañ Foundiougne donc cohabitation bi dafa rafetoon cohabitation bi dafa mujjee ci ñun parce que ci sunuy parents lañ woon donc li ñu war a def rek mooy jàppante xam ne ñun ñoo bokk Aref benn famille la vraiment maa ngi lay remercier di lay ziar Alphonse mon ami mon frère maa ngi lay gërëm aussi maa ngi lay gërëm di lay ñaanal fi nga nekk yàlla sàmm la fa sàmm képp ku nekk Aref te nekk ci diaspora bi comme ni ma ko waxee démb rek maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la xam nga sama grand Babacar Diame aussi maa gis naa sa message mais vraiment maa ngi lay remercier at fande maa ngi lay nuyu di nuyu soxna si ak xale yëpp vraiment di kontaan mais Saynabou kooku comme ni mu ko waxee rek dëgg la ñaari côté lañ bokkee sama cousine la ci sama côté papa mais sama yaay la parce que sama cousine yaay la ci sama cousine yaay la ci côté papam donc xam naa dañoo gijje gise parce que li muy wax ni bi muy waaje sëy boobu ñun ay xale lañ mais am na luñ ci jot a fàttaleku aussi am na ci luñ ci jot a fàttaleku vraiment maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp mbaax bi ngeen wax ci man rek ki yéen la man comme di ma wax rek ñun dañuy jéem rek ñun luñ am rek fu ñu ko gënal tey te luñ am rek tey fu ñu lañ koy yóbbu di relancer un message rek di ñu wax ne nañ gën a jàppante xam ne Aref benn famille la benn mbokk la te mbokk moom alalu yàlla la te ku sàmm mbokk rek yàlla sàmm la ku jokk mbokk aussi yàlla jokk la gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp
weeru koor gi yal nañ ko woor ci jàmm te duñ ci jàmm yàlla nangul ñu ko jégal ñi suñuy bàkkaar ak suñuy rëcc daqal ñu musiba ak balaa te laq ñu fu yàq yeegul sàmm ñu sàmm njaboot bi yàlla buñ gis lu ragal ci barke laa ilaha illallah ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf encore une fois de plus. Amin grand Doudou amin ci ñaan yi amin naan la encore une fois merci grand Doudou merci waa AREF naan leen on vous donne rendez-vous samedi prochain ak beneen invité bu bees merci à tous.